di fàttali ne société bi ñu jógee bu tudd ABS SA mi ngi juddu ci jëye ju mag jooju amoon Amérique te ay soi-disant djihadistes moom mooy defkatu ñaawtee fi jaaree ko ci aéroport yi daal di attaqué woon Amérique ci xolu Amérique ba daaneel fa ay bâtiment ak def fa jëye ju mag jooju. loolu ba mu amee mi ngi am ci 11 septembre 2001 léegi kuréel bi nga xam ne moom mooy saytu kaaraange aéroport àdduna bi yëpp daal di génne ay doxalin ak tëralin yu bees yoo xam ne moom mooy aar askan wi ci barab yooyu le yooyu mu génne kuréel disposition yooyu mu génne moom moo waral dëkk bu mel ni Sénégal buggu tënk ci loolu ba aar ay aéroport am ci la mbébét ne damay aar sama aéroport yëpp ci la société bu ñu naan ABS bi ma bokk ci la juddu société boobu décidé gunge état du Sénégal ak république Sénégal comme suñu réew suñu kaaraange ñun lépp ànd ak moom ci loolu ba muy ànd ak moom ci loolu dafa dem Allemagne jënd fa ay jumtuwaay yu mucc ayib yu nga xam ne moom la àdduna fépp ci bépp kaaraange ci wàllu dem ak dikk ci diggante nit ñi fa ñuy nekk ak avion yi dem ak dikk bi mu teg fa loola ci biir loola mu accompagner état teg fa ay liggéeykat yoo xam ne ay ingénieur allemand la indi ñu former leen ci wàllu woowa ba depuis booba ñu ngi liggéey lu mot 14 ans maanaam fukki at ak ñeent ci dëkk ci biir aéroport bi maanaam te defuñu fa lenn lépp lu ñu fa def maanaam neex na autorité ya ak ña ñuy liggéeyal muy dem travailleurs yooyu daanaka 47 lañu ñeent fukk ak juróom-ñaar lañu ñoo xam ne ñenn ñi ay dawalkat lañu ñenn ñi ay superviseur lañu ñeneen ñi ay technicien lañu ak ay laveur ak veilleur ñu nekk 47 mais bu yàlla defee Sénégal di dox ba président Macky Sall jël réew mi dafa mbébétoon xëy na peut-être Sénégal moo ko laajoon pour lan ñu saytu koom-koomu réew mi ci la ñu ne léegi dañuy saytu koom-koomu réew jël suñu société ABS boole kook AHS moomeelu Karim la dañ koy saytu ci la nag CREI yi daal di juddu ñun ñu def ñu ci administration provisoire boo xam ne cabinet Bekay Sène moom la ñu tànnoon pour mu yor ko daal di ñuy indil ku ñu naan Abdoulaye Diouf mu administré ñu voilà donc bu loolu amee maanaam ci kuréelu état yi nga xam ne CREI ñoom ñoo saytu loolu di saytu ba gis ne am na lu lënt ci loola état daal di gagné li nga xam ne moom la doon jàmmaarloog ñamu xalaat ne ñoom ñoo teg loxo ci ñaari sociétés yooyu ci wàllu koom ba mu leen gagné ñun ñu foog ne kat ñoom ñu wax ñu ne carrément que par exemple société bi léegi état moom na ko ñaari sociétés yi AHS ak ABS ñëw na léegi gagné nañu ñële état moom na ko ñun travailleur ñu gis ne peut-être que lu état moom te loolu la ñu directeur des transports aériens bu ñu naan monsieur Matako Bessane waxoon ak suñu administrateur provisoire comme état moom na leen kon yéen war ngeen mën nekk employé de l' état dinañu redéployer état ci loolu la ñu nekkoon donc ñu toog fa 14 ans malédiction bi moom mooy bi le 30 juin 2016 ci 0 heure fekk ñun ñu ngi liggéey bu mucc ayib ci lañ ñu fa fekk gendarmerie moom moo fekk benn brigade gendarmerie bien armée ne dañ leen yónni ku leen yónni Maïmouna Ndoye Seck ministre ba ak kan ak Pape Mayel Diop moom moo nekkoon directeur des ADS que dañu war a génn à minuit ñun dañu war a génn à minuit esprit de patriotisme bu nu amoon ak 14 ans à 13 ans yi nga xam ne defal nañ ko réewu Sénégal ci wàllu dem ak dikk ak kaaraange di dimbale ko Sénégal ci foofa ñu gis ne waruñu réagir dañu war a préserver au moins sécurité ak sûreté bi nga xam moom la ñu àndoon ak état du Sénégal ba fi ñu toll
ñu daal di obtempérer génn ci jàmm bàyyi leen nu liggéey ñu jël suñuy oto ndànk gaare ko fa mu fab fu baax oto yoo xam ne ci jamono bu ñuy génn ñoom ñëpp a opérationnel à 100% xam naa li mu wax parce que technicien laa ci woon. waaw ba nu génnee bon ñu daal di nuy xaarloo ñaari fan après ci lañ ñu benn délégation ñëw invité ñu ci benn restaurant bi nga xam ne mi ngi woon ci zone fret bi restaurant bu bees la woon sax ñu invité ñu ci kuñ ci invité délégation boo xam ne ku ñu naan Malick Seck mu ne moom mooy frère la première dame du Sénégal Marième Faye Sall ànd koog kan ànd koog Doudou Diop retraité donc moom délégué moom Soutas moo ko yónni ak benn retraité AHS bu ñu naan Seydina Diong moom tamit AHS moo ko yónni ak Youssou Diop protocole la woon ci salon d'honneur ak suñu benn délégué du personnel mu tudd Leyti Diouf moom mu ngi ñëw ci turu Alassane Ndoye mu nekk suñu secrétaire général boo xam ne mooy Soutas siège bi ñu toog nii. kon directeur AHS ci jamono yooyu donc ñoom ba ñu ñëwee daal ba pare ñoom daal wax nañ ñu ne première dame bi Marième Faye Sall li ñu dal metti na ko lool ba ci kanamu yàlla buggee ko woon noonu te dinañu jàppale fu mu jàppale mën a yem dinañu gunge dinañu teete dinañu tatagal ba keroog ba ñuy dugg ci sunu ay droit wala ñu dugal ñu ci yeneen structure état comme nu ko monsieur Mathiako Bessane directeur des transports aériens waxoon. donc ba foofu daal dégguñu Marième Faye Sall ah ba ci booba nag maa ngi bëgg a fàtte sax parce que lam ñu joxoon comme daanaka lu ñu mën a defal maanaam mayoon nañu billet màkk boo xam ne pour ñun personnel bi pour mu defal ñu rek mayal ñu ku ci nekk ñeent fukki junni ñaata 200 000 ci wolof def naa loolu la waaw ñeent fukki junni yoo xam ne maanaam comme korité lañu demoon ci laylatul xadri lañ ñu génnee guddug laylatul xadri léegi korité lañ doon jëm ñu may ñu ko yàlla def ñu defee ay korité ñu toog lu yàgg déggatuñu leen ba benn moment suñu mbokk yëpp ñi nga xam ne amatuñu fu ñu jëm amatuñu lu ñuy def donc amuñu couverture médicale ñenn ñu ngi feebar seen njaboot ñu ngi feebar amul lu ñu fajoo ñoom dàq ñu leen ci société ba léegi ñu ngi leen waroon fay amul lettre de licenciement ñoom ñëpp ay embauché la ñu woon ñun nag suñu état ñu noo ànd ak moom ba defar li nga xam ne au moins Sénégal jëriñu ñu ci ba yóbbu na turu Sénégal ci bitim réew lu mel ni Niger lu mel ni Mali lu mel ni Accra et cetera lu mel ni Bénin fu ne bu nu ko saytoo dinañ ko gis ñooñu ñëpp ci suñu expertise lenu lalee seen aéroport ci kaaraange gi nga xam ne moom leen yaakaar ne joxoon nañ ko Sénégal fii ci plateforme bi moom mooy daw foofu ba léegi. donc ñun ñu gis ne ñun suñu wareef ci réew mi def nañ ko en tant que liggéeykat mu tuut te bëri ñu fay ñu lu ndaw te ñu fay ñu bëri ñu nekk ci naqar comme ñu nekk ci tiis def nañ suñu jaan wàcc na daanaka ci looloo tax ñu continuer ba nuy waxte jëflante nañ nag ak ay médiation ak lépp def nañ ko mais dafa yàgg 4 ans yooyu ñii ñu ngi tëdd ci hôpital am nañu sax koo xam ne wàññeeku na ba waaw xale gu ndaw boo xam ne daanaka fekkewul lii te bu doon suñu sago liggéeykat bu jàmbaar boo xam ne ay kilifaam yi ñi toog musuñu am ci moom xaar ma yàlla donc ñun daal attaqué wuñu kenn politique wuñu ànduñoo Masamba ànduñoo Mademba ñun ay liggéeykat dong la ñu woon ci aéroport ba doon liggéey suñu ñaq ngir lan suñu kaaraange réew ci lan aéroport muy zone stratégique bi nga xam ne moom la réew yépp nga xam ne képp kuy defkatu ñaawteef war nga faa mën a jaar pour defum ñaawteef àdduna ñu ànd ceeg état du Sénégal defal ko ba mu baax ñun lu nuy xaar daal ci état du Sénégal moom mooy Macky Sall mooy suñu président di président ñëpp madame la première dame di moom it di tëddee njaaxaanaay di yaayu ñëpp ñun tojuñu xeexuñu waxuñu diwa tooñ xamuñu ku tooñ ñun liggéeykat lañu woon lu nu bëgg moom mooy arrière de salaire yi gannaaw dàq gu ñu ba léegi arrière de salaire yi ñu mun ñu ci compal
sax ñi nga xam ne ñooñu ñi ngi ci njàqare ñu mën a suqaliku. donc kër yi génn nañ ci waxuma loolu sax ñun lu ñuy wax sax daf ci am ba ñuy génn ci booba la société ADS su Pape Mayel ba ñuy génn yoraloon nañu à peu près 2 milliards yoo xam ne fayu ko woon loolu moo taxoon ñu am ay arriérés de salaire yu métti ñu dem ak moom ak suñu administration provisoire pour soulager ñenn ñi booba génnaguñu mu ñu accordé ci 30 millions benn koom boo xam moom la ñu jox pour ñu soulager ak dépense yu ndaw yi loolu sax demoon na ba dagg donc moom bokk na ci li nga xam ne moom moo dem ba nga xam ne won autorité bi que ñun dañu war a génn te fu mu ne noonu tegaloon nañ leen matériel bu impeccable. donc am daanaka ABS moo ko moomoon lépp ci defar rek maanaam boddiwuñu kenn ci li ñu doon def ñi nga xam ne ñoom sax ay waay laago lañu. ABS suñu société utoon na demoon na ba bitim réew Allemagne fu ne indi fa benn engin bu ñu tuddee engin bu yóbbu waay yàlla yooyu mooy engin de transport à mobilité réduite booba ñu ngi ko doon bëgg a dugal teg ko ci aéroport mais dugalu guñ ko woon yàlla def ñu defe ko ba mu ñoŋ teg ko pour war ko dugal bi ñu ko warulee dugal ci wuñu AHS pour soulager ñun la ñu wax mooy AHS bi nga xam ne ñoom ñun la ñu bokkaloon ak CREI pour ñu saytuñu état mujj ko moom ñun suñu engin boobu dañu ko concocté woon ak AHS ak directeur bu ñu naan Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye léegi booba pour mën a soulager kii yi pour mën a yokk salaire yi ñu mën a defalu mais moom ba ñuy génn ci 2 millions yoo xam ne waroon na ko fay ci engin boobu maanaam fayu ko woon yoroon noon na ay arriéré yoo xam ne yu 36 millions ñu xalaat ne 36 millions yooyu ba ñuy génn bu fekkonte ne de bonne foi ak dimbali travailleurs yi bu ñu ko joxe woon suñu administration provisoire xëy na sax mu xaw a alléger souffrance bi 2 milliards yi aussi tamit bañuñu ko woon suñ ko joxoon suñu administration provisoire mu alléger souffrance yi ñun ñu ngi ñaan Sénégal ci loolu lay terminer di ñaan président bi di ñaan askanu Sénégal xamal leen ne 47 travailleurs yii nga xam ne ñoom la ñu doon mosuñoo yàq aéroport mosuñoo am xarma yàlla kenn 14 ans yu ñu fa def yëpp bu ngeen laajee ñun doon jëflanteel yëpp ay yaraaye rek lañ ñu jox bu ngeen laajee ñi nga xam ne formé nañ leen ci bitim réew suñu naataangooy Sénégal jéegati nañu raayoo Sénégal ba fa mu war a dem vraiment ñu ngi leen di ñaan wasalaam ñii ak man ñun ñëpp sonn nañ loolu